salaamaaleykum champion. maaleykum salaam Alioune. waaw ñu ngi kontaan trop si li nga fi teew vraiment si plateau grand rendez-vous xam naa ne bu ma juumul si ñi ñu prévoir woon njëkk invité defe naa si grand rendez-vous bu muy soog a door si nga bokkoon. waaw mais xam naa ne boobu ba léegi activités yi moo taxoon xëy na jotoo mën a ñëw donc ñu lay dalal bu baax di kontaan bu baax si sa teew fii. xam naa ne yow jaratul ñu lay présenter mais bon xëy na dinañ présenter tuuti rek yow yaay kan sa palmarès defe naa nit ci xam nañ ko bu baax. mais xëy na li ñu xamul tamit mooy xëy na côté lutte olympique nga xam ne jot nga si nekk vice champion d'Afrique bi ñu ko defee Johannesburg mais bëri na ay distinction yoo xam ne tamit xëy na gars yi xamuñu bu baax ne am nga ko parce que booy seet Lion d'or defe naa benn yoon nañ ko mës a jox benn lutteur te yow nañ ko joxoon en 2005 COSYDEP tamit nga xam ne ñoom ñu ngi yëngu si wàllu éducation defal nañ la champion pour l'éducation en 2010 mais man li ma si gën a kii sax man li ma si gën a marqué mooy nañ la élire mentor de la 16e cohorte promotion 2011 de ENDA Lead Africa te loolu booy seet defe naa ñi ko jot a nekk ay Kéba Mbaye Cheikh Hamidou Kane Marie-Angélique Savané entre autres Aminata Traoré ñoo xam ne vraiment du yënguwuñ sax si wàllu lutte donc muy wane ne xëj na yow bu ñuy xool non seulement côté sport bi nekk nga ci benn référence mais tam côté xëy na comportemental côté éducation loolu daf di loo xam ne dafa marqué nit yi daal yow ci sa carrière loolu noo koy analyser. waaw xanaa nuyuwaat leen. di nuyu plateau bi yëpp. li ma ciy jàngat rek mooy dama koy wax toujours parce que nag gagner un combat du damay dem daan rek. dafa war a nekk. ci ni ngay dundee tous les jours. ba tax comme ni nga ko waxee nit war a toog xalaat ne kële kat war na mun a doon modèle pourquoi lii ñuy def duñ ko woo ñu ne ko ren yow yaay parrain bi par exemple en fait loolu moo tax ñuy góorgóorlu. bu ñu jógee ci arène bi ñu fexe ba nit war a mun a dajeeg ñun nuyu ñu jox ñaari loxo. dëgg la parce que comme ni nga ko waxee Lead Africa du caaxaan. man biñ ma ko waxee bett na ma bettu ma. parce que comme ni nga ko waxee parrain yi ci mos a bokk bariwul. ñaar la mos a doon Sénégal bu ma juumul. kon il est temps bon jotoon na bu yàgg sax. même bu dul mbër sportif. dafa war a góorgóorlu ci côté image. dëgg la parce que après dóorante beeg weq bal beeg karaté beeg lépp image bi moo fay des. moo tax ñuy góorgóorlu ci côté boobu. mais booy xool si wàllu sport par exemple comme ni ñu koy dundee ni nga xam ne showbiz la. waaw léeg-léeg est-ce que côté tey bi côté yar bi. côté vraiment sérénité bi ngay génnee ak loolu ngay wone est-ce que parfois du nekk handicap. par exemple ñu ne kii vraiment du populaireul du def show du xëy na du indi sponsor wala yooyu est-ce que loolu doo jàpp ne benn instant dina doon si yow benn. waaw fenn rek laa dul d'accord ak yow. mooy du indi sponsor. loolu beneen affaire la xëy na mën nañ ko gën a yaatal. mais am na loo xam ne en fait yarewuñu ko. man daal li ma xam ci sport. bu ma waree dajeeg yow nag dinaa def tout pour déstabiliser la. du ma la manquer respect. dinaa fexe ba combat bi ñëpp xam ne kat jour tel man dama war a dem stade seetaan yi am na lu xew. muy événement. parce que bu ma juumul Demba Diop combat yi fa mos a fees ba ñu tëj buntu yi ñaari combat la muy suma combat. ak Bombardier ak combat Modou Lo la woon fàtte naa adversaire bi dina ñëwaat. kon ay waxu popularité yooyu waxatuñu loolu. combat bi des kay mooy fi ñu toll. tam nit ñi dematuñu stade. dëgg la. làmba ngi wàcc. démb rek làmb amoon na. dëgg la. te combat yu mel noonu bu amaan
boo yéexee doo dugg kon tey bu ñuy wax ci làmb loolu lañ war a wax. loolu la ñu war a wax parce que booy gis tamit may wax loolu par rapport ak xëy na communication bi ak sponsor yi parce que dafa am benn bande dessinée xam naa loolu tam si li ñu war a mën a waxtaane la bi ñu fi ñëwee parce que balaa may wax si bande dessinée yow da nga nekk koo xam que peut-être un des rares lutteurs boo xam ne wala sportif sur la scène internationale nañ la sóoraale lu bëri laay wax parce que gis nañ ko si canal benn émission bu tuddoon intérieur sport bu ñu defoon si yow intérieur sport waaw nga xam ne defe naa xëj na bëriwul ñu dugg si domaine bu mel noonu xëj na yow dafa tombé daal mais si yow daal def nañ si reportage bu mag ak booy xool tamit livre bi nga xam ne génnoon nañ ko fi defe naa il y a 2 ans muy lutteur sénégalais nga xam ne au départ defe naa xëj na si làmb yëpp la waroon wax mais dafa mel ni yow nañ si jox la part du lion quoi moom laa bëgg a wax ni donc dem nga ba gars yi ñu dem ba nekk say waay dugg si say activité lu bëri donc bu ñu si yokkee dessin animé bi nga xam ne moom moo génn mois de février bi 2014 nga xam ne festival Angoulême bi bu dessin animé def na fa benn bande dessinée voilà man maa ngi jàpp festival bande dessinée bu Angoulême def na fa benn tabac dernièrement muy bande dessinée boo xam ne mi ngi tudd Yékini Roi des Arènes booy xool yow si sur le plan international dañ la sóoraale lu bëri daal si wàllu boobu loolu noo ko mën a comprendre. waaw parce que loolu moo am Alioune. xam nga nag dama déglu seen plateau bi sànq fii. déglu naa ci lu bëree bëri ngeen sori ci ba am fu ma xawoon neex lool. dëgg la. Badou. dëgg la. daf ko wax malheureusement développé wu leen ko. dafa mel ni da ngeen xaw a fël wax ji tuuti. te loolu moo am. mooy. soxor baaxul. waaw loolu dañ koy jiñ africain waaye xaw ma est-ce que. mais loolu moo am. mais est-ce que ñun rek la. bu ñu wax sax Afrique. ñoom Sénégal nañ wax Sénégal. da nga invité Oustaz Alioune Sall fii. mu toog parce que nag du tey daa mos a seetaan émission bi dama ko seetaan bu baax. dëgg la. yow xam nga mu bu baax. du tey. dëgg la. comme ni nga ko waxee émission bi nga koy créé mën nga njëkk a waxal. loolu dëgg la. malheureusement amu woon jot. mais paa bi daf wax lu am solo ci côté boobu. te amuluñu njëriñ. c'est vrai. boo ma waxalul tey li ma def bu ma dee di nga ko wax. parce que dinañ dee. soxor naafeq iñaan jëmalewuñu fenn. te loolu moo yàq làmb tey attention. ah bon. loolu moo yàq làmb te duñ ko wax. loolu da nga foog ne loolu si li. loolu rek moo yàq làmb amul leneen. mais parce que yow li nga wax ni mbër bu ne mën na ko wax parce que mbër bu ne yaa ngi gis ne xëj na am na ku may soxoree dégg naa kii daanu démb def ne warati nañ ma daal. non déglul rek xam nga dégg naa nit wax ko. mais man damay wax bu may wax sama bopp laay waxal. dama dem bëri ji ñu daan ma. Balla Gaye moo ma daan un grand champion. dëgg la. ba ma daanee bi ma demee ñu bugg a indi dañ la sot ak yooyu ma ne leen déet. du ma fa nekk naan kii moo ma kenn daanu ma. moom laa doon bëreel mu daan ma. am na yu ci xewoon ma dem faju ji ba wér. ba ma demee faju ba wér ñëw war a waxaat ak nit ñi. ñu ne ma ci lu ne ci lan nga ne woon ma wax leen ko mu jeex. loolu bokk la ñu daan la ngay wut lay gis nga dañ ma jàpp wala dañ ma lii loolu bu dee kuñ daan nga ne dañ maa jàpp wala lii dañ bàyyi làmb. parce que làmb ba muy làmb ba tey. moom ak mystique ñu ànd. mystique ànd. xëy na sax ci bëre dóor doo ko gis mais ñun bi ñu bëre simple da nga daa gis da nga daa wàlle ñu yeew la bu doo mën sax jóg. ay yéen si mbapat loolu day am. dañ lay yeew biir làmb ji ñuy dagg sa yaram du mun a naaj. loolu commencé wul te di nga lijjanti ba jël làmb ji dem sa yoon. kon loolu ay waxu ku daanu saret la. sànq boo gisee may wax si bande dessinée bi. waaw parce que gars yi nañu def bande dessinée presque 400 pages man loolu defe naa man. néew na ma gis waaw c'est la première fois ma gis bande dessinée bu mel noonu. boo xam ne 400 pages xëj na
du yow rek yaa nekk ci biir mais monde de la lutte defe naa ñoom na ñu ñëw Sénégal analyser nañ ko lu yàgg. donc monde de la lutte defe naa daanaka ñëpp ñu ngi ci biir. ñoom Balla Gaye ñu ngi ci biir ñoom Tyson ñu ngi ci biir. ñëpp ngi ci biir defe naa ñu ngi xanaa dinañ leen fay ay droit d'auteur parce que yéen ñëpp. seen image mooy li ma la xam nga ñoom def nañ fi presque 2 ans man xaw ma leen. suma agent xamu leen. ñu dem ba xam si làmb loo xam ne xëy na ñun ñi koy dund sax xamuñu ko. xamuñu ko. xam lépp li nga wax nii yëpp amul benn mbër bu ko am. dëgg la. te lii du bëri daan moo koy maye. image la en fait. c'est vrai. kon ay waxu li yàq làmb. dama bëgg ngeen nangu ko. te fuñ ma invité loolu laay wax ñëpp xam nañu ko. te ñaari pàtt rek la tey nag du ma tudd ne diw moo yàq làmb. dëgg la. parce que daf may métti Alioune 5 heures du matin damay wàcc ci plage bi bu bët di set boo xoolee plage bi day ñuul kuk ay mbër tey fi làmb jëm baaxul pour ñoom bu ma nee baaxul pour ñoom nit mën na ko gisee mais man suma làmb jeex na. dëgg la. def naa ñaar fukki at ak ñaar ci làmb 22 ans. waaw. lu ci des lu ma ci amuloon dootuma ko am. yow bi ngay mujj avant ngay dajeeg Balla. yow da nga ne woon ne xëj na ay 2-3 combats moo la dese. waaw léegi yow sa avenir si làmb mais ji tey yow noo ko gisee yow. tey pour ñëpp noppalu. mais bu ma bëreetul sax doy na. dëgg la de. doon tàcc loolu yéen tamit. bu ma bëreetul doy na. dëgg la. mënatuma def lu ma deful woon ci làmb. c'est clair. mënatuma ci am lu ma ci amul. yàlla teral na ma ci làmb ndax attention. mais parce que loolu mooy question bi. parce que ñu damay bëri ñu ñëw ngi wax non naan damay ñëw rek. gis nga am na loo xam ne yàlla bëgg ko. man bu ñuy wax Yékini tey wala Yaxya làmb moo tax. ba may dem ci daara ji di jàngi wala may dem di nappi kenn xaw ma woon bi ma ñëwee ci làmb ji lañ ma xam. yàlla suturaal ma ci ba tey ñu naan Yékini kon lu ma am làmb la du ma ko xarab. ma def ci palmarès boo xam ni benn mbër defu ko. yaa ngi noonu parce que lu amul seede baaxul. tubaab yooyu xaw ma leen. fii nag duñ ko wax. comme ni ko waa ji waxee sànq. bu ma dee dinañ ko wax. wala léeg-léeg nga gis sax ku rëccale bu ñàkkee pexe wax ko. loolu grave parce que mooy li ma la wax rek man wutatuma ku may waxal. comme tubaab yoo xam ne xaw ma fuñ dëkk. ñu ngi wax doy na te léeg-léeg ñu invité bi ma dem fekki leen. am na seede am na reporter yoo xam ne dama leen daa jël fi yóbbaale leen kon dama bëgg waa làmb ñun ñëpp ku ne seetaat sa bopp làmb dafa yàqu. mais léegi yow ban analyse nga def si par exemple làmb ji comme li nga wax tournure bi mu jël nga xam ne xëj na fa mu jëm du neex ñëpp. léegi yow lan moo ko waral parce que ñu ngi wax violence bi ak yooyu mais gis nañ ne violence bi quand même ñu ngi commencé wàññeeku. parce que bëri na ay xam nga nag Aline boo ma laajee man dama lay xaw a képp tuuti. booy waxtee waxu violence. ba pare nga ne ma ci sa reñ la yenn sponsor yi daw. non waxuma ne nañu daw c'est-à-dire na ma ne non dama ne xëj na image bi ñuy wax ne par exemple. image yu non dinaa la baan Aliou. waxeet garaaw. non dama ne gars yi analyse boobu nañ def. parce que waaw nañ ne xëj na. damay ñëw rek c'est-à-dire li ñu war a wax waxuñu ko. làmb violence yàqu. ku dee ak sa bàmmeel. li am ci football moitié bi sax. amul ci làmb amul ci làmb. parce que man li ma fekkee laa wax ci arène bi. ñaari yoon benn bi dama ko dégg benn bi ma gis ko. nit ku ñu dóor yat mu kaaw ba ñu suspendre beneen mbër mi. ak benn booy bu ñu ne woon gaañu woon na ci face à face Modou Lo ak Gris Bordeaux. ak kii Garga Mbossé bu ñu sànni xeer ci ay si digg. waaw loolu laa lay wax man ne la nit ku ñu xaañ laa wax. rang. mu këpp. waaw. Égypte il y a 2 ans gisuloo stade boo xam ne li fa dee presque mot na 70 personnes. man dem naa Vélodrome gis naa li fay xew. ak yeneen stade yi kon problème bi du foofu
làmb dafa am lu ci amoon engouement bu graaw ñu jékki-jékki man bi ma gëjee bëri léegi mu def 2 ans. du dëgg. dëgg la bi ma mujjee bëree sponsor yëpp ñu ngi fi woon. léegi yow noonu waaw damay ñëw rek bi ma mujjee bëree sponsor yëpp ñu ngi fi woon léegi ma avril ma def 2 ans yu ma bëriwul. dëgg la diggante boobu la sponsor yëpp dem. kon yow yaa yóbbaale sponsor. non dañuy waxtaan ci waxtaan lañ ne. Yaxya kon nangul ne yaa yóbbaale sponsor. non yóbbaale wu ma ko wallaay yóbbaale wu ma ko. tombé daal moo waral. tombé waral ay gàtt ñu ko la di waxee. li ñu war a wax mooy. ñun ñi séq làmb yëpp ku ne na nga seetaat sa bopp. parce que làmb dootuñu dajee di wax na lépp lu ñu waroon wax nañ ko. wax nañ ko. lu ñu waroon def nañ ko ñun laa wax man ak suma génération. mais est-ce que du benn cycle mooy jeex rek comme àdduna toujours na nga gis affaire bu demee ba. loolu mën na nekk phénomène. loolu mën na nekk. mais attention dafa am loo xam ne dafay am ci làmb ji te du logique baaxul. mooy. clan. ah ñëpp nee nañ da ngeen si xam dara. li mu wax nii dafa graaw. gis nga. li mu wax nii dafa rëy dafa nekk. waaw man suma bàmmeel laa taxaw. te nee naa la oustaz Alioune Sall li gën a tax ma sawar ci émission bi Alioune xam naa la bu baax. suma waay nga mais li gën a tax ma sawar ñëw fii oustaz Alioune Sall laa seetaan mu toog. mu ne Sénégal 95% yëpp naa fekk lañu. moom moo ko wax man waxuma ko. am nga élément nga confirmé noonu. mais loolu moo am. dafa ne point d'interrogation daf ne bu ñu ne 95% de musulmans te dëkk bi demul noonu ça veut dire que peut-être la wax. waxul peut-être am nga élément bi bu la neexee tegaat ko. te ñun bu ñuy taxaw. am kàddu ñu ñuy déglu. parce que nag ñiy àddu di wax ci kaw suuf yëpp ki ci gën mooy kiy wax jëmale ci yàlla. bu ma fenee tey bu ëllëgee yàlla dina ma sanctionné buñ gisee lu ñu war a wax it nañ koy wax. làmb dafa doxoon mun na doon cycle buy jeex. Barcelone a ngi nii li may ñàkk xam football yëpp xam naa ne seen cycle mu ngi jeex. mu ngi jeex waaw. nga dem rek 3 lañ leen doon 3-0. si équipe boo xam ne demewul noonu. loolu dafay am. dëgg la mais ci biir loolu yëpp même bu cycle bi di jeex da ngay xam ne kat lii mi ngi fi mais am na lu ci manqué mais làmb ji ma seetaan démb bu fekkee ne làmb ren noonu la nar a continuer du baax. engouement bi amatul daal. amatul. xaalis bi moo fi nekkatul. te pourtant fans club yi ñu ngi bëgg làmb ba léegi mais dootuñu dem am na lu tax loolu nag bu ñu ko toppee tey duñ fi jógee. parce que loolu xam naa ne boo dee xaalis amatul. pourtant ñëpp nee nañ dëkk bi amatul xaalis kon du làmb ji rek. donc am na yeneen lu si laxu su xëy na bu ñu duggee si biir ak sama gars yi. moo tax di nga si gën a sori heure bu ma waxee rek dama naan tekk pour yaakaar ne dina am ko si jël wàllam. parce que comme ñoom nañu discipliné nañu xaar ñu jox leen kàddu xanaa ñu tàmbali si Nina. merci Alioune. xam nga sànq nee na dafay wax ne tekk déglu temps en temps mais dañuy xaar Alioune jox ñu kàddu gi. pour ñu mën a kii mais sànq dafa am loo wax loo xamante ne mooy danga ne làmb ji dafa am clan. dafa bëri clan. waaw. mais clan yooyu est-ce que yow booy situer affaire yi ci ay clan. autant mun nañ wax dafa am clan mais amoon na clan Yékini wala ba léegi clan Yékini am na. waaw kañ bàyyi. xam nga man nag li ma gën a bëgg ci waxtaan. mooy ki may posé li ma bëgg a wax. dama lay may rek tey làmb ji. ñi nga xam ne ñooy reporté wala boog promoteur. parce que nag làmb tey mbër la ak promoteur yeneen yëpp deuxième la. waaw mais bu du woon reporter yi tamit non damay ñëw rek. reporter yi reporter taxul ñuy wax ak ñi seetaan non damay ñëw rek damay ñëw. xasuma leen xam nañ li may wax. làmb tey promoteur la ak mbër. amul benn promoteur bu la mën a wax ne Yaxya Jóob man la féetewoo amul.
man xëy na ñi ci gën a ndaw mais promoteurs yi ma fi fekk ñëpp tëgg nañ ma sëñ Modou Niang sax tëgg na ma suma premier combat ay commerçant ko tëggoon Khadim Samb lañ joxoon pour mu organiser ko Gaston Mbengue waxaale wuñu ko Luc Petit Mbaye ñëpp tëgg nañ ma mais tey boo seetloo li may wax bu dul dëgg rek nee leen ma du dëgg parce que nag fii maa fi gën a nekk xale bu ma juumul mbër moo gis tey ci làmb ji am na promoteur bu la féetewoo mais loolu baaxul pour làmb amul njëriñ kon il faut bu ma la féetewoo dinañu séq loo xam ne dinaa la def loo xam ne du la neex te loolu moo am loolu moo am mais Luc Nicolaï par exemple bu ñu jëlee benn ci promoteur waaw mais mu loolu tam li ngay wax mën nañ ko féetalee Luc ak Yékini même si yow mën wax ne ñëpp tëgg nañ la mais mën nañ wax peut-être man que suma Luc combat Nicolaï yi à un moment non favoriser na Yaxya kooku séquñ dara séquñu dara kooku je sais xam naa ne benn promoteur moo mësul dugg suma kër non astafurlah ñaar waaye guddi yi ma wax ak yow li ko jëlee 2004 ba tey benn promoteur moo mësul dugg suma kër muy kan. Gaston Mbengue benn yoon kon man aw ma benn promoteur muy féetewoo mos naa dem këram benn yoon muy maye doomam mais léegi yow loolu lan nan nga gisee ne par exemple le fait que waral loolu sax peut ñëpp am ay waay yow mënoo am waay fi non du ñàkk waay de xam nga bu fi Gaston toogoon waxtaan bi day gën a neex lool maag moom lu ne séq nañ ko ci liggéey est-ce que du yow sa personnalité peut-être yow yaa mënul duggante gars yi yow yaa am benn sévérité bi wala yow yaa neexuta je sais pas neexuta ñimee wala yaa neexuta nekkal ba ñëpp am ay waay ci làmb bi yow waaw ba tey mun nañu wax dafa naqari deret am ay principe mun nañu wax dafa naqaree defal mais lenn rek laa bëggoon benn promoteur wax ndax mos naa séq ak moom mu jafe ba ma am ci problème laajal ku la neex xëy na yow newloo ci milieu bi kantaa nag xaritoo mooy li ma la wax rek man bëgguma doon naa fekk diw dafa bari xarit diw xaritu ñëpp la boo ko seetloo ba ci biir naa fekk la kon Yaxya bëriwul xarit non man xarit mënul mais xarit mënul bari dëgg la xarit mënul bari instant bi est-ce que bu ñu lay limal mën nañ la limal benn xarit man waaw déedéet instant bii ñu toll nii TTT instant T bi waaw mënuñu la limal benn xarit est-ce que bu ñu lay limal mën nañ la limal benn ndax mën nañ la limal benn xarit waaw yow boo xam ne mën naa la tuddal turam waaw tey kii suma doomu ndey la Cheikh Ndaw ñëpp ko xam moom kese non dama wax rek non da nga ma limal kenn da nga ma ni kenn ma limal la kenn nag waaw xam nga lu tax ma laaj la lool waaw parce que li nga wax affaire clan waaw ak li nga wax sànq ci mbirum làmb bi léegi waaw parce que dañu toll foo xamante ne ku daanu surtout si ténor yi waxuma jeunes yi sax waaw mais ténor yi waaw te loolu d'emblée balaa may continuer sama développement baaxul te wax nga ko waaw surtout ténor yi léegi ku si am tour boo daanoo da ngay ne dañ ma yàqal dañ ma sot dañ ma nangam dañ ma nangam mooy li ma loolu tontu nga si c'est-à-dire loolu laa la doon wax sànq ma ni wax bu yàq la dañ maa sot wala dañ maa jàpp waa continuer waaw loolu tontu nga si sànq léegi loolu laa bëgg développer pour indi affaire xarit bi waaw parce que yow booy dem ci làmb waaw ñi nga wóolu ngay yóbbu waaw ñi nga wóolu ñooy dugg sa kër ñi nga wóolu ñoo lay gunge booy ngemb ak yeneen affaire yoo xam ne c'est pas la peine de rentrer dans les détails mais xam nañ ne am na fooy toll ci sa préparation ak fooy toll yow ci li ngay def ci làmb da ngay soxla sa xarit boo xamante ne dalay na Yaxya fii la du fii lii la wala lële la autant aussi sa xarit boobu moo la mën a yàqal wala mu defaral la kañ bàyyi mais damay ñëw ci beneen affaire mooy Yaxya yow dangaa feebar ñëw bëre te yow sa xarit yi dañ la waroon a wax ne waruloo bëre parce que da nga feebar xamuñu lu tax
xamuñu woon lan moo xew xam nañ ne kii am na lu ne ci moom man xam naa suma feebar xam naa ni dama feebar mais xaw ma woon lan la exact comprendre nga dafa am fu mu bugg a dellusi rek parce que da ngay indi ne boo waree bëri ñi nga wóolu mais wor bañ koy wax ci àdduna yépp borom da nga ko wóolu woon boo ma la wóoluwul lu ma la fréquenté loo may waree loo ma war mais loolu laay wax ni jaru ko parce que nag nañu xool fi ma wax yépp amul kenn ku ma tudd ne kii daf maa war journaux yaa ngi bind nit ñaa ngi wax àdduna dina am ay rumeur nag. voilà waaw. séparation dina am tey ñu ànd suba xulafaa rachidin ñoo ñu gënoon pourtant dem nañ ba am ñoo xam ne sax dañ leen rey ci fin bi ñoom Ousmane ak ñooñu kon loolu mënul ñàkk ci àdduna da nga wax sànq làmb mbër ak promoteur moo tax ñoo ci ëpp doole ñoo ci ëpp doole mais aussi y a les médias te bu may wax média damay xaaj am na lu ñuy wax communicateur traditionnel waaw am lu ñuy wax reporter te ñooñu bu dul woon ñooñu tey làmb bi duñ ko wane ba mu yegg fu mu yegg ba tubaab ñëw def dessin animé def bande dessinée ci Yaxya ak yeneen ak yeneen ñooñu seen place tey yow nan nga ko liiree da nga defe ne ci système mu clan yi la ñu bokk wala. seetaan nga Gaston Mbengue bu yàggul waaw. mu ne bu ma kenn wayati bu ma kenn tàggati ci waaw yéen mais bañ ko doon woy tamit waaw neexoon na ko damay muy ñëw rek fekk damay nag ñëw rek Gaston. gis nga nag il faut que dara dal la pour nga xam ko waaw je suis d'accord. la mu wax moom moo ko ñemee wax la mu wax laa wax moom moo am fit boobu man ñemewu ma koo wax mais la tax mu wax ko moom moo xam nee na bu ma kenn woyati bu ma kenn taggati boo dajee ak moom nag na nga ko laaj man xam naa li tax mu wax man maa ni làmb li ci ëpp doole promoteur la ak mbër waxuma ni reporter amu si njëriñ place reporter waaw non damay ñëw rek waaw. mbër ak promoteur ñooy gisee ba pare wax ko média bi jot siwal fekk na demaguñ CNG sax ba pare après ñu dem CNG régulariser kon lépp loo gis dafa am fu muy commencé waxuma ni reporter amul njëriñ man am naa xaritu reporter du dëgg awma ci kenn problème léeg-léeg nag ay xam nga yu sew am ay nit lañu loolu du ñàkk mais man yaakaar naa reporter yi ma seqalul teraanga ci làmb bëriwul ba may bëree bu ma bëree ba pare jël enveloppe du màggatu mbër du reporter ku ne ma def ak yow li ma war a def ak yow du tey kon ñooñu néew ma bokkuñ ci làmb buñ ci bokkul woon du ma ko def yow mi ci bokkul defuma ko ak yow waaw jërëjëf Yaxya man si tënk rek parce que ñëw nga si yu bëri yoon si problème actuelu làmb bi nga nekk ni soxor moo ko indi ak tamit far bi damay ñëw rek tuuti parce que dama ni dafa am lu Badou wax dafay laal ci secteur yu bëri ba laal na ci làmb waaw yow léegi lan nga jàpp exactement ne mooy problème bi ak ndax saafara mën na am ak noo xalaatee ne war ngeen ko mën a saafara. dafay compliqué xam lu tax parce que man dama dégg ay yoon nit ku bokk ci CNG ñu ne ko ndax 100 millions yi ñuy wax ci làmb ak yooyu mu ne ñun de yëguñu ko waaw loolu dégg nañ ko ba tàyyi loolu jaaxal nu loolu. xam nga loolu te muy wóor na la ni am na mais est-ce que egg na CNG 100 millions boobu est-ce que est-ce signé nañ ko mais foofu xam nga CNG wala signé. bu kenn nelaw parce que mag mu nelawul kenn mënu koo yee nit ku ne xam nga ni àdduna bi di fonctionner promoteurs yi dañu am ay charge bu dee li nga bugg a def yëpp da nga ko bugg a jaarale CNG boo paree dootoo tëgg làmb kon yow na nga cautionner le fait que nga déclarer
mais est-ce que 40 CNG waruñu ko éliminer si luy avancer làmb ji luy njëriñu CNG. man du ma wax ñu éliminer ko attention nag boobu am na foo xam ni moom parce que CNG état moo ko fi teg. mais est-ce que am na njëriñ. parce waaw que damay ñëw rek am na njëriñ amul njëriñ loolu beneen débat la. am na lu ñuy def loo xam ne par exemple boo ma ne woon ndax lii d'accord nga ci ma ne la d'accord ma ci waaye ndax CNG am na njëriñ loolu question bu xaw a doy laa la ko. boo parce xam que ne wax nga doo ko si mën a léegi sori. nee nga làmb bi ñu koy def mooy promoteur bi ak mbër bi nuy waxtaan. ba juboo waxtaan suñu juboowee tëgg ko média yi si wala. mais lépp loo gis si am àddina foog mu am arbitre. waaw mais peut-être mënoon na am fédération làmb boo xam ne duñ fi waaw, nekk di non, dagg non, nit yi di ko lekk. non fédération dafay compliqué pour làmb xam nga fédération bu amoon tey rek promoteur bokkatul. te fédération mooy organiser en fait waaw. bu ma juumoon. non mais kon promoteur CNG privé mën na am. Ça CNG dépend, parce que booy xool promoteur boxe am privé, na boxe. fédération ay yu bëri ay WA. te far booy wax sànq sax dafa am si ay boxe. promoteur. ñëpp xam xam ne nga ne lu tax donc li ñuy kii- wax nii. dañ ko essayer ba sonn wax ci pour làmb te sottiwul moom kay li ñu war a wax. mooy comité boobu ñu xoolaat ko. saytu. parce que dama lay jox exemple rek. combat bu neex moo fi passé. combat bu neex. Eumeu Sène ak Modou Lo. maa ngi toog suma kër di seetaan. combat boobu ak ni mu yàggee. ñaari mbëri rek la nga leen war a yërëm parce que combat bi ëpp na at. mu wóor la ne ñii ñu ngi bëre loo xam ne duñ ci am dara. ñu bëre combat bu mel noonu. bu amoon sanction sax war nga leen mun a baal. boo ci d'accord rek ne ma d'accord ma ci. non dëgg la sanction amu fa yoon sax. voilà parce que ndaxte triché bëri wuñu neen, triché wuñu bëri dañu neen. ñëw bëre normal. nit ki sa liggéey da nga ci def erreur. boo xoolee temps bi combat bi def. ak liñ ci sonn yëpp. amuñu dara. nga bëgg leen daggaat boobu xaalis. mais loolu xanaa yéen waxtaanoo leen si ak CNG ba war a xam ñaata nañ war a dagg parce que man charge yi may gis ñu leen di teg def naa même NBA sax bu ñu leen di dóor ay sanctions te ñooñu ay milliardaires ñooñu kenn du leen dóor ay sanctions. mais léegi bu dee yow da nga bëgg am benn liggéey boo xam ne mooy bu waaj ne sa xët rek nga ne 1 million 2 millions 3 mais loolu est-ce que di nga ko gaaw bàyyi. voilà est-ce que c'est CNG bi boo continuer di dañ ko gaaw mooy bàyyi li ma parce lay que wax xaalis la c'est-à-dire buy dugg. moo tax ma ni ko. moo tax ma ni ko dagg sax. moo tax ma ni ko jële fi CNG bi man du ma ko wax. mais bëri na loo xam ne dañ ko war a xoolaat. tam àdduna la ñu nekk. te nit ku dul juum amul. mbër surtout làmb dafa métti. man de xawma nu Eumeu Sène préparé xawma nu Modou préparé mais wóor na ma seen combat bi liñ ci gagné tuuti na lool. man wóor na ma loolu. kon il faut que yërmande di am. te CNG ñoom seen wàllu bopp. non làmb mooy seul sport boo xam ne amul règlement. gis nañ fi làmb. non am na règlement. non attention règlement bi day changé ndaxte lu ñu gis fi Modou Lo ak Gris Bordeaux loolu mosuma ko dégg si làmb. gars yi bëre ba temps réglementaire bi jeex noo ko dem prolongation nu ne prolongation du am ku ëppale avertissement moo perte. beneen combat am gars yi dem ba biir nu ne prolongation après mi amul règlement chaque jour ñu dem xëy na CNG dinañu si leeralal mais man règlement CNG man mënu ma ko xëy na moom mu ëpp ñu ci xam. par man mënu ma rapport ko ak yow comprendre sa carrière ak fi ay mu toll millions yi. en ce moment tëgg nga combat wala tëggugoo combat. man yàgg naa tëgg combat. non ndax tëggal neen la combat ndax signé nga combat. déedéet signé woo. signé wu ma combat joxuñu ma loolu ñuy wax logal. avance bokk mais yow yaa ngi écurie Ndakaaru ba léegi wala. waaw yaa ngi écurie Ndakaaru parce que gars yi nu mu doon wax ay rumeur ne mel ni boobu nga organiser nga jox ancienne gloire yi joxu waa Ndakaaru ñoom Kati Diop. joxuma Kati ak yu joxuma demee Mbaye Cissé. voilà waaye jox naa yi su jéen. suñu magu écurie. waaw xam nga nag man moom. lu xaw a lëndëm rek ma leeral la. dëgg la. yi su jéen mooy magu écurie Ndakaaru. moo ma daa jël si 15 heures jamono yu ma dëkkee Rebeuss 97 yóbbu ma géej ñu ne fa ba 17 heures ñu ñëw fekk gars yi Assane Diouf kooku la njëkk a décoré. ndaxte dafa am benn wax bu Confucius wax te Mandela tamit wax ko ne la plus grande victoire
n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque chute ne ndam li dëgg du bañ a daanu mais mooy saa soo daanoo mën a jógaat mais yow sa jógaat boobu lañ gisagul ba léegi même si depuis sa défaite dafa mel ni da nga toog 2 ans kenn déggu la bu nga ñëwaatee tamit peut-être gars yi tamit seen question yi on s'attendait à ce que voilà quoi nu gis un retour ndax yow fas yéene nga jógaat wala da nga fas yéene mooy li ma lay wax kon am na lu la xaw a rëcc ci làmb ji tuuti waaw man juin daaw laa génnaat def point de presse organiser benn tournoi pour ñi nga xam ne ay soppe yaxee lañu wala amateuru làmb bokk ñu ñëw Demba Diop mel noo xam ni mosu ko mel ci bëre simple du dëgg ma ni pare naa kat pour bërewaat fekk am na promoteur bu ma doon topp waxuma saison bi ñu nekk ba le passé pour ma bëreel ko du dëgg mënuma woon bëre parce que maa ngi doon faju bi ma paree nii kii suma seede la bala maa def dara damay xëy reyante ba sonn saal def benn 2 heures temps wala 3 heures temps door a dox sumay soxla waaye nag bala ngaa bëre dañ laa tëgg du dëgg vrai retour boobu ngay wax mënul am te bëriwuma mais kon Eumeu Sène bi ñuy wax dafa war a bëri ak yow amul signé wu maag xaaral ma leeral rek parce que ñu ngi ñuy seetaan Gaston Mbengue joxuma 1000 francs signé wu maag moom contrat am na suma accord de principe ñëw na waxtaan ak man ma ne ko baax na buñ ci yeggee la mu seq ak Eumeu nag wax dëgg man xaw ma ko mais tey signé wu ma dara. mais est-ce que si conditions yi làmb ji toll tey fas yéene nga bëreewaat parce que am na promoteur bu génn ne ak sponsor yi nu am tey kenn mënatul tëgg combat au-delà de 40 millions est-ce que yow si conditions yi. man am na cachet yu minable yoo xam ne dootuma ko mës a bëre. bul sonn. kon conditions yi nu ne tey non yow damay fas ñëw rek yéene xam nga aussi bëreewaat. man dafa am loo xam ne romb naa ko. mais xam nga dafa am réalité tamit. waaw damay ñëw rek. mais dafa fa am laa commencé ci wax contexte. dafa am fa laa commencé ci waxtaan. dama daa xëy di dox ba 16 heures ci ngoon. pour gagner 6500. dëgg la mais xam nga contexte. non damay ñëw rek. di ko dund ba fi ma yegg si tey. am na loo xam ne ba ma ko naree defaat bàyyi làmb. léebal naa la sànq ne la. ndax li ma bëre dafa doyul. am na loo xam ne dootuma ko nangu. mais nga ñëwaat rek pour jógaat bu ñuy wax nga wane benn. non xam nga jógaat dama lay wax rek la moo jógaat retour. ça ne veut pas dire. man dew ma woon fenn. parce que amul kenn ku ma mos a wax ne bàyyi naa làmb. dama bëre woon ñu daan ma. booy dox sax ba fakkatalu. ne dellu ginnaaw xoolaat du dëgg. biñ ma daanee waxuma kenn dama bàyyi làmb. dama dem defarwaat. il y avait un problème mooy dama feebaroon am lu ma dal te xawuma ko. dem naa toppatoo loolu ba yaakaar ni tey war naa mën a def suma entraînement dellu ci métier bi ma doon def muy bëre. ma xamal nit ñi ne kat war naa ñëwaat point de presse organiser làmb mu neex ma continuer suma liggéey boobu ba léegi yàlla def na aw ma combat am na mbër yu toog 3 ans 4 ans bëriwuñu. kon. Retour ak ñàkk retour daal ci gàttal ba ñëwaat ci li ma am na loo xam ne bu ma ko naree bëriwaat tey ma bàyyi ko nga jubilé. voilà Yaxya na nga def voilà ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci sa teewaay fii tey ndax vraiment c'est pas tous les jours la ñuy recevoir un champion vraiment de cette dimension. kontaan nañ ci lool te it wax dëgg yàlla mu nekk ni ko xam ne kii tey na ci waxinam loolu ñëpp sedd nañu ko mais Yaxya man li ma bëgg a laaj rek mooy d'abord est-ce que làmb sport la pour yow. làmb sport la mais bokkul ak sport yi am différence. waaw mu leer tuuti. c'est un sport mais pas comme les autres. li indi loolu dinañ koy wax. da ngay préparer physiquement ak mystiquement. te amul ci yeneen sport yi.
kon bokkul ak yeneen sport yi. nga yaakaar ne ñun bëri bi ñuy def parce que bëri moom bëri léeg-léeg damay faral di werante gars yi ne leen ou bien dañu xamul parce que bëri du propriété sénégalaise. déedéet bëri dafa yàgg ci àdduna ba àdduna soso ba léegi bëree ngi fi moomuñu ko bu fekkee ne lutte peut-être avec frappe. waaw peut-être mën naa d'accord ci loolu mais est-ce que yaakaar nga ne suñu lutte avec frappe bi mën nañ ko exporter ba mu doon loo xam ne dañ koy war a pratiquer partout dans le monde entier. Voilà, parce que mbër ci li ñu xam fii yeew ay xaaw ngembu tuur sa bopp soow tuur ay saafara nga yaakaar ne loolu war na mën a doon loo xam ne. lu universel am na foo xam ne ba fa bëggee dem loolu ca kër ya lay yem. ba mënul ñàkk parce que. yaa ngi seetaan MMA. UFC. Pride. lan la loolu cage weqante. mbëkk amul d'accord. mais loolu du dara. organisation la rek. làmb moo dàq loolu junne yoon. très bien. Yaxya pour yow mbër mooy kan ban conception nga am ci mbër lan mooy war a doon comportement yow noo ko déggee lan mooy mbër mbër pour man buur la buur li tax ñu wax buur lan moo tax footballeur dina romb fenn basketteur romb fa discipline yëpp dinañ fa romb mais mbër rek ngay gis ci àdduna nga romb fenn nit koo xam ne mun nga koo jënd mu yëkkati 1000 francs ne la am lan moo tax loolu daj nañ la ko kon moo tax ma ne la làmb dafa xaw a romb cadre nit tuuti parce que boo ko seetloo parce que yow bi ngay ñëw fii sànq première partie bi rek yow jaxase nga fii ba déggatuñu gars yi waaw defe naa waa régie sax nañu bàyyi abandonné seen abandonné régie bi c'est-à-dire làmb pour man yëfu buur la xëy na nag des fois comme niñ ko waxee yàlla dinay indi benn affaire ñun ñii ku ne war see jëriñoo muy verre bi de ku ne di ko xëccoo ba mu tuuru ba dootul mel ni mu war a mel moo ñu xaw a dal ci làmb mais amul sport bu mel ni làmb ci naka wër nañ Afrique ba mu jeex man waaw mais boobu attention Yaxya foofu dañuy duñ jubóo maag yow parce que foofu du lutte avec frappe. non damay ñëw rek boobu bëri la. waaw damay ñëw rek. waaw parce que bëri nga wax. waaw bëri non bi nga nee lutte avec frappe laa wax lutte avec frappe laa wax. waaw lan mooy. mooy la ma li tax lutte avec frappe xam nga lu tax. dama lay indil exemple lu MMA. UFC ak Pride. am na coup de genou. am na conc. boxe taille. boxe taille moo taille. làmb ak bëri waaw parce que ak voilà ak bëre. làmb lii rek moo ci am. du dëgg. ma ne la comme loolu la ñu organiser ba mu mel ni mu mel. parce que man bu doon loo xam ne daf ma ump. mais man dama wër. dem seetaan ko Europe. dem Amérique am sens su dem assister ay combat. ma ne mais lii du dara. mais organisation la am. merci Yaxya ba ca topp mooy. oui mën ngeen tàcc loolu. boo ma permettre woon ma laaj la benn affaire rek. boo ma permettre woon. waaw ma laaj la benn affaire. bismillah. judo ak làmb lu dàq. judo ak làmb. waaw. làmb ban ci. ban ci bëre dóor wala bëre sax. bëre dóor ak judo lan moo dàq. judo. lu tax. la ko tax mooy règle yi régir judo. discipline bi nekk ci judo. gisuma ko ci làmb. règle yi nga wax. waaw règle yi. mais man bu may wax tey discipline. discipline bi nekk man ci judo technique bi ak art bi laay wax. mais est-ce que du bu nekk am nga des fois. am na seetaan keroog. nga ni Modou lu tax. xanaa da nga def judo. waaw. mais laaju ko. xam nga dafa bokk clé yu bokk la. très bien wax nga ko. waaw. judoka bi wutal ko tur. wutal ko tur te mbër mi wutal ko tur. te mbër mi wutal la ko tur sax. parce que loolu mu def yëpp. am na tur.
du dëgg. kii bi nu mu tudd paajal bi noonu paajal bi am na waajal bi no attaque fent bi waaw mu ngoog tànni autochi ci gannaaw. ma bàyyi la nga continuer. Très bien voilà c'est bien parce que li mu wax nii dafa dugg ci suma laaj bu njëkk mooy que lamb bu ñu yaakaar ne ñun ñoo ko moom peut-être lamb bëre dóor. bëre dóor waaw bëre dóor peut-être Sénégal a ko moom mais lamb simple. lamb am na fu ne. ba àdduna sosoo ba léegi. am na fu ne. la ca topp mooy dama la laaj sànq mbër mooy kan. mooy lan. mooy c'est-à-dire parce que mbër yow noo gisee. ma ne la mbër c'est un mooy roi. buur. waaw buur mais. xam nga lu tax noblesse bi ne ci làmb ak mbër. est-ce que citeel ma benn buur par exemple koo xam ne kii comportement en dehors de l'arène yow naw nga ne kii ci mbër yi vraiment kii modèle la. benn buur boo xam ne mun naa ko comparer ak mbër. non benn mbër ci biir mbër yi koo xam ne am na comportement. boo xam ne bii yow wóor na ne kii comportement la pour modèle nekk modèle ci pour la jeunesse. nekk koo xam ne kii modèle daal si Yaxya Diop laa lay wax. non à part yow. à part yow attention. à part yow dafa am loo xam ne bu ma koy wax. à part yow. du titre. réalité la. quand j'ai dit man xalif laa man xalif. xalif général. ma gis nit mer ci kii commentaire ay ree la may def. parce que bu nit di wax bul dégg li mu wax rek xalaatal bu baax. mbër war na mën a nekk lu ne. demal Japon. sumotori yi avec les sumotori. xam nga ne ñooñu ay buur lañu. c'est vrai. lu tax man du ma doon buur lu tax man du ma doon xale. mais dañuy fàttali ne yow tas nga fédération. fédération waaw damay tontu seen sa rek. waaw sumo. waaw wax dëgg suñu bërëbee ko dàq. waaw parce que bële am na dóor. xam nga dafa fekk ne voilà xam nga dafa fekk ne asiatique. ni ñu asiatique voilà. bokkuñu kenn ci àdduna ci discipline. Yaxya lan mooy sa relation ak Modou Lo. Modou suma relation ak moom fenn la jóge damay def émission ak Bécaye Mbaye fekkoon na sax ma mos koo fekk regroupement te xaw ma ko woon parce que xale la woon ma ne kan mooy kii ñu ne ma kii mooy mbëru parcelle bi ma fàtte ko ba gis ko mu bëre combat ak Papa Sow wax dëgg ma gis taxawaayu mbër parce que da nga koy yëg Bécaye Mbaye ñëw suma kër ñuy def émission muy lim génération boobu ba tëb ko tëb Tapha Tine ak keneen bi mu limee ba pare mu déglu ko parce que daf ma ni limoon ma ne ko déedéet damay bañ a lim juum nit dégg ko foog ne dama koo limul bi mu limee ba pare ma ne ko pare nga ma ne ko boole ci Modou Lo wax ji marqué ko moom Modou mu fexe ba am numéro suma benn xarit bu ñu wax ma caam kooku moo taxoon mu jot ma téléphone kontaan ci lool ñu waxtaan mais xoolal li yàlla di def cofeel boobu yëpp li muy am Modou xamul suma kër xaw ma këram gi mosuñu woon gisee nii jaxran wallahi lazim bokk comme ni ngeen ko waxee jouru mawlud parce que bokkuñu heure yi ñëw saal bi sax man dama xëy dama ni comme sonnoon naa dama demoon burdu ji bàyyi ma dem saal ba yëngatu tuuti ndax bu ma demee ngoon gi ma bañ ko yëg ma dem saal ba fekk ko keroog laa mos a dajeeg Modou Lo nii jaxran xaar ràññee ko ñu waxtaan échanger waxtaan wax dëgg te avant loolu xam nga bu nit ne buñ ne mbër ak ni mu bëggee dëkk moromu mbëram ñu ne ko loo xam ci Yaxya mu ne du ma bëree conseil moom am laa gën a soxla. su ma mag laa conseil am laa soxla. waaw sëñ bi mbët bu rusul toj lii mooy suma relation ak ci nu mu tuddati Modou Lo. ak Modou waaw nee na ci combat bu mujj bi jot nga ko conseiller loolu am na. loolu am na xam nga ëmma def ci noppal ñu bari man mbër mu ma jege bëgg ma waxtaan ak yow dinaa waxtaan ak yow
Modou nag dafa am cër ci man parce que moom moo ma ko ji moo ko wax. Eumeu Sène laa njëkk a xam ni Modou Lo mais xëy na relation bi ma am ak Modou tey aw ma ko am. Eumeu am nañu chance bu def ñaari regroupement. Eumeu daana fanaan suma néeg man parce que regroupement daaw ma bokk ak kenn néeg man maa doon seen mag mais yeggoon nañ ci léeg-léeg ma ne ko kaay fanaan fii kon am xam na moom bu baax Modou xam kii Eumeu xam na ban genre laa li ma wax ak Modou loolu laa wax ak moom ci télé laay waxee man du ma fenn ñëw naa ñu waxtaan waa grand combat bi nag ma ne ko amul leneen li ma gis ngeen di def ci seen signature yooyu loolu du làmb boo demee làmb ja na nga dal laa wax la ci topp mooy merci beaucoup loolu parce que comme wax na ko te itam ñu bare jot nañu remarqué loolu donc lu ñu waroon a laaj Yaxya Diop Yékini mu tontu ci. tontu na ci ak franchise bi ñu ko xamee la ca topp mooy da nga wax sànq ne amatuloo luy prouver ci làmb. mais kon lan mooy utilité tey fi mu nekk nii nga bëgg a dellusiwaat ci làmb bëgg a am benn. combat wala ñaari combat bëgg a bëriwaat pour lan parce que mënatoo prouver. dara ci làmb. dama bëgg a gagné bala maa bàyyi. xam nga ne bu ma gagné woon par exemple Balla Gaye bu ma ko daanoon bàyyi bëri. loolu moo nekkoon say plan. waaw mais léegi yàlla tere très bien ñu tàcc loolu. yàlla tere loolu waaye daal loolu nga préparé woon. mais looloo fi ne woon dama sonn. dëgg la yow waaw xam mais nga ci dara Yaxya xam nañu ne ba léegi encore man xaw ma ndax fàttaliku nga ko wala déet. mos naa am benn combat boo xam ne mos nañ ci waxtaan. ma wax la nga ne ma grand bàyyil rek bon. waaw ma ci dellusiwaat parce que duñ fi tudd tur. waaw mais. boo toogee piscine olympique. waaw piscine olympique. boo toogee ba ñu def la le meilleur lutteur des 50 dernières années. Lion d'or. Vraiment tu distinction bu sportif di am vraiment nga am ko. ak ku dul sportif tamit. ak ku dul sportif. wax nañ fi léegi kii vraiment yàlla tere je ne te le souhaite pas. mais tey à supposer nga dellu siwaatoon ci làmb bëriwaat daanu. ñu daan ma. dana def un grand coup. si. dana metti de. waaye nag xam nga man dama bëgg défi. mën na nekk ak mënul nekk loolu laay bañ. buñ ñëwee mën na nekk ak mënul nekk rek. dinaa ko def. tontu naa ci nag sànq. mais da ngay laaj benn yamamaay comme ça nga génn en beauté. wala da ngay fekk benn de punkal bi ma defee suma point de presse. benn punkal nee naa leen bëgguma combat combat farce. choc nga bëgg. am na loo xam ne moom boo ma ci naree fekk. nga bàyyi ko. nee naa leen li ma def doy na. lii ngeen bind lii ñu bind man binduma ko. yal na ko mbër amaat. ne leen amiin. amiin parce que mbër amaat ko. dina jafe. mooy yóbbu làmb. ndamu làmb lay mais doon. dina jafe nag de. waaw dina jafe. moo tax ma ni 15 ans de la moo tax ma ni grand bi sànq. dina jafe. ci biir loolu am na cachet yoo xam ni. boo ma ko naratee bëri tey bàyyi ko sama rakk yi. parce que riche ma mais làmb daf ma teral. ñun dañu war a delloo làmb njukkal. da nga wax sànq ne lamb sport la. xam naa ne Yaxya affaire non bi non non waaw. deux petites questions rek moom moo nee des nañ à l'une. li damay voilà damay boucler ñaari que parce que xam nga li ñuy tax di laaj tey Yaxya Yékini tey question yu bari yi dafa am téléspectateurs yu bari yoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan. dañ ko xiif. bëgg nañu poser te déwén question te yi déwén te déwén amul nga may gisaat ba mu amul combat. waaw te gis nga déwén nga loolu may gisaat. voilà du ñu am possibilité moo tax lépp lu ñëw ci xel mi rek ñu laaj ko bala ñu fiy jóge nga xam ne bu ci tontoo alors ku ci nekk boo toogee sa kër nga ne voilà Yaxya kii effectivement Alioune nañ la voilà. may nag. man dama bëgg de grand. laaj leen ma lu leen neex. voilà la dëgg la très bien la ca topp mooy Yaxya tey yaakaaroon ne il est grand temps bu fekkee ne arène nationale bi ñuy wax nii mbër yëpp di ko coow yow yaakaaroon ne xaalis bi dugg ci làmb ji tey promoteurs yi ak sponsors yi war nañu mën a dajaloo dal di defar làmb def seen arène nationale d'accord uma ci. lu tax état dama lay laaj rek état lan la def pour làmb. lu làmb def ah lu làmb def pour état waaw kañ bàyyi.
làmb mooy def bu làmb bu mag amee ñëpp fàtte état kenn dootul xalaat état pendant 1 mois wala 2 mois làmb ji rek la ñuy wax kenn lijjanteetul état ñëpp fàtte ko mais ki lay indil loolu te dënk la alalam dootul xalaat. ba pare nga koy dagg ay impôt. xam nga ne lamb mi ngi def dara ci état parce que état mi ngi lekk seen xaalis. bu baax mi ngi lekk seen impôt. kooku war nga ko xalaat man dama ci fekkee ñaar 2003 bi ñu président Ablaye Wade de recevoir man ci ñi jiite woon délégation bi laa bokk man maa njëkk ko wax lu doy waar laa lay wax nii. parce que li gars yi wax am na man dama naqaree defal ku naqaree defal la mais toujours dafa mu koy teg dañu dem rek ndeysaan moo génnee ñu plan xam nga président Ablaye Wade il est très fort. yaa ngi politique de. non man faral man déggoo li ma la wax. déggoo li ma bàyyi mu daaneel dañu wax rek. y avait Kader Sow. ak Pape Diop. ñu ne Kader indil plan bi. wallaay fi ma toog ma ree dama ree parce que xam naa ni daf ñuy nax. du noonu loolu dafa yomb trop. ñu wax rek ba pare mu ne indil. teg plan bi. mu ngi. arène nationale. ñëpp tàccu non mu ne ñaar laay defar. mu ne ñaari lay defar. mu ne ñu ñaar laay defar. arène municipale laa leen defal fii nii mooy li des si Demba Diop bi benn bi ma def. il est très fort. bi ñu génnee. wallaahi am na ku ma dendal bëgguma tudd turam ma ne ko est-ce que xam nga wóor na leen ni paa bi daf ñuy nax mun na may waxee da nga contre paa bi. mais lu tax waxoo ko bi nga nekkee si biir. ñemoo ma ko wax damay tëj. dégg nga booba ba tey mi ngi noonu léegi sanse wax ma rek promoteur warul defar mbër warul defar fi ñu koy def nag daf ma jaaxal fi mu ne ndax espace yi desoon Dakar ñu waroon fa def arène jël nañ ko fañ ñu waxoon mooy di desoon ci amitié bi noonu te ñu mujj ko jox kalo bleu yi fa la ñu waroon def arène bi te mu jekkoon lool léegi arène bi ñuy wax nii fan la boo tey sanse boo bëggoon defar arène yow nga doon promoteur boo xam da nga bëgg a defar arène pour gars yi jël fa waaw foo koy defar gars yi nga doon wax technopole de. nañ ko def côté banlieue parce que ñu ëpp ñuy dem côté boobu la ñuy jógee tamit paas su bëri. nañuy wax rek de nañuy wax rek de làmb fépp la banlieue danañu ñëw ñi dëkkul banlieue danañ ñëw am na ñoo xam ne ñooy jiitu dañ jóge sax ba Banjul man Joal laa dëkk dañ fay jóge baasul ñi fay jóge fajar la ñuy jóge ba mu waree bëre mais foofoo gën a jege soo jógee ci région yi. fan ci côté technopole ak. Dakar fi benn la. yàlla def na sax fen sureetul. waaw Yaxya. waaw dafa am benn laaj bu ma bëgg a laaj boo xam ne bii laaj bu am solo la. da nga wax sànq ne làmb sport la. waaw kii di sport di victoire et défaite. waaw Yaxya am défaite dal di réer kenn gisatu ko benn. ñaareel ba mooy Yaxya dañ la xam ci calme. wax dëgg yàlla wax la xam la ci calme alors nekk ni ko xam ne ku tey di ngay wax alors da nga koy teg ci yoon mu doon loo xam ne lu luy neex a dégg la. mais xamuñu lu xew. waaw sa combat avant ak Balla Gaye Yaxya disjoncté complètement. di wax benn façon boo xam ne bii. xamewuñ ko ci moom nekkul nit ñi dem nañu sax bu naan kii mbaadu dañ ko xabtal kii lan dañ ko jàpp lan moo xew parce que xameetuñu Yaxya Diop Yékini bi nga xam ne bii moom la nit ñi xamoon ci tal ci dal ci tey alors combat bi jub si mu disjoncté bon à la limite am ci ay supporters yoo xam ne sax affaire bi jaaxal na leen loolu tontu ci loolu. mu ñëwagum ci cadre nit avant ñuy dem ci mbër. nit dinay juum surtout bu sonnee benn walla nga nekk ak méttit da ngay naqaree nekkal
ñaar yooyu amoon na ci am loo xam ne buñ paree léegi dinaa la ko wax. off the record doo ko wax fii doo ko wax ci biir liste rouge laa koy dugal. war antenne. mais bu dee d'accord ngeen ci li ma wax rek. Dëgg la. parce que nag bu leen ma raay. dootu leen ma gisaat déwén ngeen may gisaat. na ko yàlla def. nit bu sonnee ñaare. wala mu nekk ak métit. dafay naqaree nekkal. après le combat ñi ma doon àndal ñëpp kenn ngi nii. ba mu demee ba mu jeex ma jël suma vacances dem Île du Saloum dafa 10 jours dama leen woo ma ne leen baal leen màq. parce que kenn ku ne ci yéen wax naa la loo xam ne waruma la ko woon wax. wala ci sa entourage immédiat. yeah. parce que boo leen ko wax doo ko tey. ñoom dinañ la comprendre. parce que même bu dul woon combat boobu. seen semaine bu ma xasee signé contrat. su ma maslaa day néew lool. danaa fexe nag ba bu may wax mu jub. waaw mais bu may nekkee ci suma yëf. kuy naqaree nekkal la. ba ñu baree bari wallaahi lazim bu ma xasee signé contrat door ñëw suma kër. waaye ba mu jeex. parce que ñàkkanteeg yow day yomb. noonu laa mos a dundee laa. teg yow moom loo doon wax Robert bi nga sukkee benn parce que comportement bu mosuñu ko waaw parce que. da nga sukk sa benn tànk ci suuf. daf ma ne. waaw lu tax ngay sukk mën na ko noo dara. parce que su ko benn yoon da nga sukk plusieurs mooy dama fois. la laaj na ma ko. ñu commencé jaaxle. kat yi laaj na ma ko. mën na ko dara. parce que boobu ñoom seen xel ñaaw na. mais du ma leen ko wax. xam nga bésu dee du bésu dund. am na ñu bëree bëri. mais est-ce que réellement à ce moment précis lan la woon Yaxya. non boobu suma tànk bi mooy lakk. xam nga neer bu coincé. baaxul. sciatique. voilà loo gën a taxaw muy gën a tàng day lakk ci suuf. mais tey bu ma toogoon moment boobu ma naan lii mooy métti combat bi yàqu. ban njëriñ lay am. waaw dina la éviter le défaite. ah parce que am na li muy wax am na preuve. xam nga lan mooy défaite. du dina la lu ñu daan éviter dina la éviter chute. non xam nga lan mooy défaite. xam nga lan mooy défaite laa wax ci sportif. xam nga bu may bëree buñ ma laajee dama naan man gëw ma daan ak daan laa gëm. mais défaite soxna si xam nga lan mooy défaite. c'est la vie de tout grand champion. de connaître un jour la défaite. loolu mooy défaite. léegi yow nga man ki ma fan man Madiba. waaw Mandela Nelson Mandela. défaite am parce que nag 27 ans ñu tëj la ci kaso romb mënu défaite mënu romb loolu. xoolal Mohamed Ali. mais nu leen di xàmmee champion yi mooy nu ñuy jógaatee mais yow peut-être 1 an boobu nga noppi gisuñu la mu mel ni tu as mal géré. non du loolu booba taluma loolu. mais day mooy li ma la wax rek booba. parce que Gaston li may wax lu amul seede baaxul Gaston Mbengue woo na ma woowaat ma ne ma. loolu médecin yi sax pour am na man voilà, xam voilà, naa médecin ñu ko wax fekk nañ nee na ñu ne par exemple li ko dal mais néew na ko muy dal nga génnaat ci. voilà Gaston Mbengue lu amul seede baaxul daf ma woo ne ma dama bëgg sa combat ak Eumeu Sène daaw. ma ne ko Gaston dalu mu bëree. maa ngi faj. mais du ma ko wax li ma dal. mu ngi ñu dinañu seetaan boo ko kojee laaj ko. ba ma fajoo ba pare ñu daje nee naa ko jox ma suma chèque parce que li ma doon fajoo dafa bari il faut nga participer ci. Yaxya champion nu may yeggali rek benn question moo des Yaxya non dimbale ma rek Aliou Yaxya baal ma rek benn question bu ndaw rek Yaxya bëggoon nga sa doom nekk ak problème yi nekk ci làmb boo dajee ak moom léegi boo ko laajee mu ne la bëgguma doon mbër suma doom Alaaji Malick la tudd. yow bëgg nga mu doon mbër. non suma doom laa wax Alaaji Malick la tudd. mais yow Yaxya nga tudd. waaw rek lay wax. waaw bëggoo mu doon mbër. Aline ma tontu la foofu. waaw xam nga ñaar ñooñu bokkul. Yaxya yoon bi mu nee yaa Yaxya xuzil kitaaba bi quwwatin. wa aataynaahu l-hukma sabiyya. yàlla na nga gën ñëpp. gënuma ñëpp mais gën naa ñu bari. du dëgg. Maodo bëgg naa mu gën ñëpp mais pas ci bari. suma Maodo man. d'accord nga ci jaajëf d'accord nga ci d'accord nga ci. sëñ mu ngi lay bëgg a daaneel de. ok il n'est pas sérieux. kenn xamul lii lu mu doon ah. lu ma doon bëgg a wax. voilà d'accord nga œuvre scolaire yi ñuy jël œuvre scolaire yi ñuy jël di ci def mbër yi
ah mbër yi élèves yi di ko jàngee est-ce que d'accord nga ci loolu Yaxya kaye yi ñuy dellu d'accord naa ci. kon de jubul gars yi wayal lañ ko nag voilà. waaw parce que tey vendredi 28 février tey la am 40 ans moo tax mooy jour bi ñuy diffusé mooy anniversaire yu Yékini vendredi. 28 février 28 février la judd. 74. super en plus 40 ans yi de moom xanaa moom macha allah. waaw 40 ans Yaxya waaw léegi ñuy yegg ci réponse bi waaw nga ne bugg d'accord nga ci xale yi nga xam ne bii seen manuel scolaire yi ñuy def photo Yaxya Diop Yékini beneen bër comme yow yaa fi nekk tey man ma nga wax au nom de est-ce que d'accord nga ci loolu d'accord naa ci à 100%. du tax parce que mbër exemple la li ñu ma bindal nii yëpp xale yi dañ ko war a jàng. mais du mbër yëpp ay am ñu bindal leen lii de. waaw mais loo gis am na guddeeg bëccëg. ah xam nga léeg-léeg. san sa ndeysaan malheureusement suñu temps may ñu dama dem seeti sëñ bi bu yàggul Pape Malick ma laaj ko lu tax ci gàmmu gi nga ni fa iza bariqal basar wa jumi'a as-samsu wal qamar yaqulu al insanu yawma idhin wuy sama tey wallaay moo tax dafa doy waar dañ ñoo war di def ci kay yi parce que nag mbër yi buur lañu ay modèle lañu ba mbër yi di entraîner ci école yeeg mbër ci école la war entraîner xam nga lu tax defuñu fa lu dul loolu mbër yi 17 heures la ñu ñëw wala après 17 heures entraîner ñibbi mais da ngeen di tax xale yi toog di leen xaar ba guddi bu ngeen demee ñi door a ñibbi Champions League wala Ligue des champions lu la neex xale yi dañ koy seetaan je suis d'accord suma doom dimanche maa ngi wax ak moom téléphone mu naan ma papa may ma Messi la waaw mënuma sax déglu loolu moo gën a garaaw léegi xam nga si njàng mi wallaahi parce que du ñu gisee waaw du ngeen gisee ma woo ko pour ñu wax mu ne ma may ma Messi la nga taxaw di ko xaar ba mu pare mais xam nga tamit si jàng bi ak bande dessinée mais yaa ngi jël mais parce que yaa ngi enchaîné non attends man Kémi dafa bëgg a poser benn question il faut que ñu arrêter parce que émission bi vraiment fu mu toll nii Kémi juste une question voilà vite fait Je vais être très court. J'ai le cœur qui bat vraiment comme un enfant. Parce que déjà, de un, parce que j'ai peur qu'il me frappe. Et de deux, non, plus sérieusement, parce que vous êtes le héros de mon fils. Et vous êtes le héros d'un sport qui devrait être le sport modèle pour tous les Africains qu'ils respectent. Exactement. Un sport qui mêle la tradition, le mystique et la foi et le fait d'honorer nos ancêtres avec la démarche sportive. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et rien que pour ça, déjà, je veux vous témoigner mon affection à titre personnel. Merci. Et de deux, la deuxième chose, ça va être moins sympathique. C'est pour ça que je surveille votre coude depuis tout à l'heure. C'est que j'ai quand même un problème sur cette situation. Le Sensei en parlait bien mieux que moi, évidemment, qui ne suis qu'un enfant dans ce domaine, je ne fais que vous découvrir. Dans le fait que la société sénégalaise et in extenso la société africaine est en train de couler petit à petit. On parle souvent du LMD, lutte, musique et danse. Ou D pour débilité, on peut après changer. Vous êtes l'exception qui confirme la règle parce que vous êtes quelqu'un de humble, de modèle à l'extérieur de la lutte. Vous êtes quelqu'un qui enseigne la vertu à l'extérieur du domaine de la lutte et à l'intérieur aussi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vous aiment au-delà même de vos résultats sportifs. Mais ne pensez-vous pas qu'il est inquiétant et dangereux que dans ce pays qu'est le Sénégal, moi je suis venu dans ce pays parce que c'est le pays de Charanta Diop à la base. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le pays de Yékini aussi.
mais qu'il y ait Mais plus... c'est le pays de Yékini, C'est attention. évidemment, non, mais c'est pour ça que je surveille ton bras depuis tout à l'heure, je te le dis. Il n'y a pas de problème. Et ne pensez-vous pas qu'il soit quand même inquiétant que les jeunes connaissent plus votre nom, ton nom, mon frère, que le nom de savants ou d'aînés comme Cheikh Anta Diop, qui sont ignorés de beaucoup de leurs compatriotes aujourd'hui. Ne penses-tu pas que toi, qui es un champion, un modèle, et je le dis et je le répète quand je dis modèle, même pour moi-même, t'as vu, j'essaie d'aménager pour que les choses se passent bien. Ne penses-tu pas quand même qu'il soit important que tu véhicules le message selon lequel il faut que les jeunes comprennent qu'il faut aussi étudier, que la lutte c'est bien, c'est bon même pour le développement de soi, le développement du corps, etc. Je te pose une question. Dis-moi, papa. Ok, vas-y. T'as vu, je mets la main sur le bras. Sensei, la lutte existe depuis quand? Depuis l'homme d'État. Exactement. Est-ce que tu as entendu le nom université Robert Diouf ou Mbaye Gueye ou un autre lutteur? Non. Le nom Cheikh Anta Diop, c'est éternel. Amen. C'est pour ça que t'es un champion. Ouais. C'est pour ça que t'es un champion. C'est pour ça que t'es un champion. vraiment kontaan nañ lu ñu bëgg a wax yëpp xam naa ne du ci xel. mais bëgg nañu Alioune, bande dessinée bi. bëgg nañu. il faut que ñu wax xale yi. pour bande dessinée bi. waaw yow bande dessinée bi da nga ne woon bu ñëwee bu génnee di nga ko ñëw présenté waaw parce ko. que bande dessinée bi. bëri aussi ñu Exactement. bëri bi ak liggéey leneen. waaw parce que bande waaw dessinée bi xam nga foofu la ñu toll. waaw mun naa ko tontu après ma ñëw ci bande waaw dessinée. day gàtt gaaw rek quoi day gàtt rek xam nga tey. Sensei nag vraiment nag. voilà mbër mu toog. tey ñu bëri dañu waaw ko laajte lii waaw waaw ñu ko bëgg a laaj yëpp mënu fi. mbër mu toog tey. bëgg a dépendre ci làmb kese. boo liggéey da nga mere ko la deful dara. Très bien. Parce que le vrai combat wax naa ko c'est après la lutte. te carrière sportive dafa gàtt. Très bien. bande dessinée bi nga ne woon bu ñëwee yow lan nga si fas bu ñëwee daal benn comme ni ñu ko waxee. xam nga nag kilifa da nga koy fexee jot rek. comme ñun ay ndongoy ndaw la ñu. li ñu xalaat man ak suma staff mooy ci président la ñuy jëkkee. parce que nag loolu la laaj. dem ci yeneen kilifa yu mel ni moom parce que président mooy njiitu réew mi waaye du moom rek moo fiy kilifa. ku mel ni Khalifa Sall par exemple. ak keneen ñu won leen ko. ñu xool lan lañ mën a def pour surtout xale yi. mun ko am ci lu yomb. parce que du ñun ñoo ko moom. dañ ko defar d'accord ci suma tur. mais dañ lay fay ay droits. wala incha allahu rabbi dinañ la fay ay ak droits. ñeneen mbër yi si nekk yëpp sax parce que. bu fekkee ne yeneen bëri yëpp dañ leen war a fay it. kooku du man maa parce que leen koy ñoom waxal. Double Less ñoom mais non Robert yow la comme ñuy ni ko laaj waxee, kay ñoom yow. waaw, man dinañ laa- la man- fay say ñoom droits. waaw man ñëpp ngi ci biir ah. fayeekooguma waaye man bu ñëwee man wàcc suma loxo. dinañ la fay say droits. dinaa fexe. nga nekk président avocat wu gaa yëpp. waaw du ma doon avocat wu ñëw suma avocat bopp. waaw très bien. mais gaa yëpp di nga leen mosal de parce que ñëpp ngi ci biir. dinaa dem. fexe président gis ko. dëgg la. keneen ak keneen gis ko. parce que nag ci loolu lañ toll mooy dañ doon wax rek. liñ doon liggéey il y a 20 ans. parce que nag bu ñuy liggéey reconversion lañ dafa am solo. foofu la ñu toll. te comme ni ngeen ko waxee suma sëriñ. la mu fayatul 100 millions ci li ñu wax. 40 millions kii te duñ ci ñëwaat. da ngeen foog ñu wut leneen lu ñuy kii. voilà yooyu doog la vraiment kontaan nañ trop tey si li nga teew fii si grand rendez-vous ñu ngi lay vraiment jaajëfal bu baax. waaw après xam naa dañ la mosal si gâteau bi parce que léegi vraiment. waaw jox ma paaka ma dagg ko dagg ko waaw may si xale bala ñuy wax ne mbër du kii waaw ak du yooyu. séddale vraiment ñu ngi lay jaajëfal Sensei vraiment ak ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp